نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en la foi, le respect du dépôt ou la loyauté est une des nobles qualités des prophètes et des messagers d'Allah alayhimus salatu wassalam. Une dimension importante parmi les comportements des gens de la foi. Allah lui a donné beaucoup d'importance et a élevé son rang. Il a dit à ce propos: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils refusèrent de le porter et en furent remplis de crainte. L'homme, lui, l'a pourtant porté. Il sera toujours un très grand injuste envers lui-même et un très grand ignorant. En décrivant les croyants qui remporteront le succès, le Coran dit: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ceux qui gardent scrupuleusement ce qu'on leur a confié en dépôt et qui respectent leurs engagements. Allah a ordonné de protéger les dépôts. Il a aussi prescrit de les remettre à leurs ayants droit. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. Que celui à qui on a confié quelque chose la restitue. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala: Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Certes, Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah dit: ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager, et ne trahissez pas vos dépôts en pleine conscience de ce que vous faites. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Addil amanata ila mani tamanak wala takhun man khanak. Rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi wa sanaduhu sahih. Restitue le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Chers fidèles, ne pas respecter le dépôt est un grand péché et un crime énorme. Voici ce qu'Allah a dit en interdisant la trahison concernant le dépôt. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager et ne trahissez pas vos dépôts en pleine conscience de ce que vous faites. Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit, en expliquant que la trahison est un des caractères des hypocrites, qu'Allah nous en préserve. Il dit: Ayatul munafiqi thalathun, idha hadatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan, muttafaqun alayhi. On reconnaît l'hypocrite à travers trois signes. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la respecte pas. Et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit. Chers musulmans, le dépôt requiert le sens de la responsabilité, l'honnêteté, la probité. Le respect du dépôt exige que celui en qui on a placé notre confiance craigne Allah et respecte les droits des autres. Il englobe par ailleurs l'attention pour la protection de ce qu'on lui a confié comme les objets, les secrets, les biens privés ou publics. Frères et sœurs en la foi, le respect du dépôt entre en jeu dès lors qu'il s'agit des grands objectifs de l'islam, notamment la préservation de la religion des serviteurs
la préservation de leur âme, de leur cerveau, de leurs biens ou de leurs honneurs. Parmi les dépôts qui doivent être respectés, il y a le fait de donner des conseils à celui qui en demande et de donner opinion juste, exempte de tout intérêt personnel à celui qui demande l'opinion, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Al-mustasharu mu'taman » le conseiller est celui en qui l'on place la confiance. Il y a aussi parmi les dépôts au sujet desquels il faut craindre Allah, les différentes fonctions et les responsabilités publiques sur tous leurs aspects. Abu Dharr radiyallahu anhu qala qultu ya Rasulallah ala tastamilni qala fadaraba biyadihi ala mankibayi ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. Abu Dharr dit, un jour j'ai dit au messager d'Allah, ô messager d'Allah, ne vas-tu pas me nommer gouverneur? Il dit, il frappa mon épaule de sa main, puis dit, ô Abu Dharr, tu es faible, et c'est un dépôt. Et il est le jour du jugement, une humiliation et un regret, sauf pour celui qui l'a pris en respectant ses droits et a accompli ses devoirs concernant ce dépôt. Ce hadith est rapporté par Muslim. Et Muslim a rapporté par ailleurs que le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al-jannah » Le prophète de dire « Tout serviteur à Allah, tout serviteur à qui Allah donne une responsabilité et meurt le jour où il meurt, alors qu'il triche dans l'exercice de sa fonction, Allah lui interdira le paradis. » Ce hadith est rapporté par Muslim. Chers fidèles, parmi les choses les plus importantes au sujet desquelles la confiance est placée en l'homme, les biens communs qui reviennent à tous les musulmans, à toute la communauté. Allah a prescrit leur préservation et il a interdit leur gaspillage. Il est obligatoire de les protéger comme l'homme protège son propre argent. Et plus encore, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man ista'amalnahu minkum ala amalin fakatamana makhitan kana ghalulan la ya'ti bihi yawm al-qiyamah » Celui à qui nous donnons la responsabilité d'un travail, puis dissimule une aiguille, ce sera alors une chose dont il s'est approprié et avec laquelle il viendra le jour du jugement. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salam a dit Man ista'amalna minkum ala amalin falyaji'a bi qalilatin wa kathiratin. Rawahu Muslim. Celui à qui nous donnons la responsabilité d'un travail, qu'il vienne avec tout ce qu'on lui donne, que ce soit peu ou beaucoup. Le prophète alayhi salam a fait l'éloge de celui qui est loyal en ce qui concerne le bien des musulmans, le bien de la communauté. Il dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim Al-Khazinul Aminu alladhi yuaddi ma amara bihi ma umira bihi taybatan nafsihi ahadul mutasaddiqin muttafaqun alayhi. Le trésorier loyal qui accomplit ce qu'on lui a ordonné de bon gré est comme une personne qui donne de l'argent en aumône. En outre, chers musulmans, il existe un dépôt très important. Il correspond au fait de ne confier une responsabilité parmi les affaires des musulmans, parmi les affaires de la communauté, car celui qui craint Allah, qui remplit les conditions de l'aptitude physique et intellectuelle est celle de l'honnêteté. Allah dit au sujet du prophète Moussa alayhi salatu wassalam et la fille de Shu'aib alayhi salam قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. L'une d'elles dit ô mon père, engage-le à ton service moyennant salaire
car le meilleur à engager est celui qui est fort et digne de confiance. Il a dit au sujet de Youssouf alayhi salam, قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Et Joseph dit, assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Et parmi les signes de la fin du temps, de la fin des temps, chers fidèles, il y a le développement de la corruption au sein de la société, la disparition du respect du dépôt, la négligence de ceux dont on a la charge, la négligence dans les responsabilités, privilégier les intérêts crypto-personnels dans les affaires publiques au détriment de l'intérêt général. Et pour blâmer de tels comportements, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Inna Allah yubghidul fahsha wa tafahush walladhi nafsu Muhammad biyadih la taqumu sa'atu hatta yukhawwinu al-amin wa yu'tamanu al-kha'in hatta yadhhura al-fahsh wa tafahush wa qati'atu al-arham wa su'u al-jiwar rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa isnaduhu sahih » Le prophète a dit Allah déteste les obscénités et le fait de prononcer des propos obscènes. Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main que la fin du monde n'arrivera pas avant que l'on accuse de trahison celui qui est digne de confiance, l'honnête, et que l'on considère le traître comme étant digne de confiance, et avant qu'apparaissent les obscénités, le fait de prononcer des propos vulgaires, la rupture des liens de parenté et le mauvais voisinage. Ce hadith est rapporté par Ahmad et Ibn Majah. Et dans le recueil de hadith d'Al-Bukhari, le prophète alayhi salam a dit فَإِذَا أُضِعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Lorsque le respect du dépôt disparaîtra, attend alors la fin du monde. On lui demanda, comment disparaîtra-t-il? Il dit, lorsque l'affaire sera donnée à celui qui n'en est pas apte, attend alors la fin du monde. Donc, ô vous qui avez reçu une responsabilité, parmi les responsabilités, une fonction au sein de la société, Allah vous recommande d'être juste et équitable. Il vous enjoint de le craindre en ce qui concerne ses responsabilités. Vous devez accomplir ces responsabilités au service de la communauté et de la façon agréée par Allah. Méfiez-vous d'utiliser ces responsabilités pour des intérêts et des utilités personnelles. Faites attention à la négligence des fonctions et objectifs pour lesquels vous avez été installés à vos postes. Car la communauté a placé sa confiance en vous pour ces responsabilités afin que vous les utilisiez pour l'intérêt commun. Soyez compatissants envers les musulmans, subvenez à leurs besoins, facilitez-leur les choses, méfiez-vous de leur rendre les choses difficiles. Facilitez les choses et ne les rendez pas difficiles. Soyez bons envers les gens et ne les faites pas s'éloigner de vous. Soyez une aide pour la propagation de l'amour parmi les individus de la société. Soyez une image sincère et bonne pour que les gens aiment le système, le pays et les autorités qui le dirigent. Car la plus grande trahison est que vous aidiez le diable contre les gens afin de les frustrer, de les déranger, de leur nuire et de les éloigner de l'obéissance du dirigeant et de son amour. Car celui qui est dans le besoin ne voit que ce dont il a besoin. Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يرفع له بقدر غدره إلا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة متفق عليه. Chaque traître aura un drapeau qui sera élevé pour lui le jour du jugement selon sa trahison. Et il n'y a pas de trahison plus grande que celle de celui qui est le dirigeant de la communauté, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est évident que le dirigeant de la communauté et celui qui détient l'autorité générale et sa trahison engendre effectivement de lourdes conséquences. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk julli gi ginnaaw bi ñu santee borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi seede ni amul kenn ko yeeyoo jaamu ku dul moom allahu tabaraka wa taala di seede ni muhammad jaamam la di ab yeneen tam ñu ngi leen di dénk suñu bopp ragal borom bi tabaraka wa taala ci topp ay digleem bàyyi ay tereem mbokk jullit yi lii di sàmm kóllëre fonk ndénkaan li nga xam teg nañ ko sa loxo de dafa bokk ci jikkoy rafet yi nga xamante ni yeneen yi alayhimu salaam amoon nañ ko mu nekk it melokaanu jullit ñi nga xam ne dañoo gëm borom bi tabaraka wa taala muy taxawaay bu am solo boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf koo jox yitte bëgg nit ñi nekk ñuy sàmm kóllëre ñuy fonk ndénkaan ya nga xam ne teg nañ ko ci seen loxo moo tax yàlla suñu borom mu ne ñun de gaar nañ kóllëre gi gaaral nañ ko asamaan ak suuf ak montagne yi ñoom ñépp ñu ngàntal ci gàddu la nga xam ne mooy kóllëre taxawal diine ci kaw suuf waaye doomu aadama mooy ko ko yenu mooy ko ko sànjaafu moom doomu aadama ab tooñkat la ku réer la ku ñàkk xam la yàlla suñu borom tabaraka wa taala bi muy melal melokaan ñi nga xam ne jullit ñi nga xam ni ñooy ña texee yàlla nañ ci yàlla boole yowmal qiyaam dafa ni walladina hum li amanatihim wa ahdihim raun mooy ñi nga xamante ni seeni kóllëre ak seeni dige dañ koy fonk mbokk jullit yi yàlla suñu borom mu ngi ñuy digal ñu sàmm lépp loo xamante ni ab kóllëre la ab ndénkaan bu ñu teg suñu loxo waaye ñu jox ko yeggal ko ci ñi nga xamante ni ñooy seen borom fal yu addi alladi tumina amanata képp koo xam ne jox nañ ko ab responsabilité ab fonction bu mu war a jouer na jox ña nga xam ne ñooy seen aq na leen jox seen aq mu bañ leen koo xañ yàlla suñu borom tabaraka wa taala digle na ñuy matal la nga xam ne moom mooy kóllëre yi mbokk jullit yi Yonent bi alayhi salaam nee na nga matal la nga xam ni mooy kóllëre la nga xam ni dañ la ko wóolu dénk la ko mu ne na nga ko sàmm na nga ko matal ci képp koo xamante ni jëflante na kóllëre ak yow waaye bul wor mukk ka nga xam ni moom daf laa wor matalal sa kóllëre ci ñi nga xam ne dañoo am kóllëre ak yow waaye bul wor mukk ña nga xam ne ay workat lañ mbokk jullit yi ñàkk matal kóllëre bàkkaar bu mag la boo xam ni tooñ bu rëy la suñ borom tabaraka wa taala ŋàññi na ko yàlla mu ngi wax mu ne yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm bu leen wor yàlla bu leen wor yéen leen tam ngeen di wor la nga xam ne mooy seeni kóllëre la ngeen signé ak nit ñi la ngeen dëxalante ak la nga xam ne mooy nit ñi fekk yéen a ngi koy def ci tayeef yonent yàlla bi alayhi salaatu salaam bi muy melal naafeq yi nee na naafeq de ay mandargaam ñett la mooy saa yu waxee wax lu dul dëgg waaye saa yu diggee faussé la nga xam ne digge na ko waaye boo ko wóoloo mu wor la kon kóllëre dafa bokk ci melokaan yi nga xamante ni naafeq du ko am yàlla na yàlla musal ci melokaan boo naafeq yonent yàlla bi alayhi salaatu salaam mbokk jullit yi li nga xam ne mooy sàmm kóllëre de dafay laaj nit ki mu am ak la nga xam ne mooy responsabilité ak jub ca la nga xam ne yor na ko jub ak jubal ci li nga xam ne dénk nañ ko ko ndax mboolem loo xam ne ab fonction la bu nit ki di liggéey di ko jëflanteeg nit ñi ab ndénkaan la rek bu ko nit ñi jox moo xam ba ca gën a ndaw la moo xam ba ca gën a mag la waaye nit ñi ñoo dajaloo rek am pouvoir bu ñu teg ci sa loxo dénk la ko ngir nga doxal yoon ngir nga doxal la nga xam ne moom mooy njub moo tax bu nit ñi amee yaakaar ci yow ba yëkkati ab responsabilité jox la ko nga lawaay na nga ci taxaw ci anam boo xam ni bu rafet la kon ki nga xamante ni nit ñi am nañ ci yow yaakaar ba dénk la ab responsabilité na nga ko fonk na nga ci taxaw taxawaay bu mat na nga ci jubal na nga ci def lépp loo xamante ni lu jaadu la te bul ci xañ kenn ak xam moo xam lañ la dénk ab ay alal la moo xam sax ay secret ñu la dénk la yoo xamante ni warut génn na nga ko sàmm bul wuññi secret yi jàmbur ndax dafa am kóolute ci yow moo tax mu jox la ko moo xam alal la joo xamante ni nit moo la ko dénk
wala alal joo xam ne nit ñi ñoo ko moom mbooloo moo ko moom yëkkati ko teg ko ci sa loxo ngir nga sàmm ko na nga ci ragal yàlla na nga ko fonk te bul ko jaarale ci loo xam ne nekkul yoon. mbokk jullit yi kóllëre de dañ koy sàmm ci lépp loo xam ne lislaam dafa jóg mu nekk ay jubluwaayam yu mu war a sàmm muy jubluwaay yu mag yi nga xam ne lislaam léppam loolu lay taxawal loolu lay sàmm muy sàmm diine nit ñi ba seen diine du yàq waaye sàmm li nga xamante ni mooy seen bakkan ba du nax saay du faatu ci lu dul yoon waaye sàmm seen xel yi ba du yàqu waaye sàmm li nga xam ni mooy seen alal ak sàmm seen der sàmm seen ngor loolee lépp nit ki daf cee war a am kóllëre waru cee jalgati ci benn anam. mbokk jullit yi bokk na ci kóllëre yi nga xam ne war nañ koo sàmm mooy nit ki bu sàkkoo ci yow nga laaye ko biir na nga ko laaye biir ci dëgg na nga ko wax la nga xam ne muy dëgg waaye na nga ko wax la nga xamante ni jàpp nga ni boo ko waxee lii information bu mu war a xam la ngir la nga xam ne ma ngay sàkku ci yow xalaat mu mën a xam fan lay teg tànkam. moo tax ki ñuy sàkku ci yow conseil ki nga xam ne dañuy sàkku ci yow xalaat yonent bi yàlla bi alayhi salaam def ni kooku ku ñu wóoru la al mustashaaru mu'taman ki ñuy conseil ki ñuy sàkku ci moom conseil kooku ku ñu wóolu la. kon moom it buy joxe conseil na dëggu ca la muy joxe na nekk ay xabaar yu wér na nekk ay xalaat yoo xamante ni yu sell la ay xalaat la yoo xam ne jub la. mbokku jullit yi bokk na ci kóllëre yi nga xam ne war nañ ci ragal borom bi tabaraka wa taala mooy mbooleem loo xam ni fonction la wala responsabilité boo xam nit ki yor na ko te mu aju ci lu jëm ci askan bi yépp na nga ci ragal yàlla na nga fexe ba jubal ci te nga xam ni kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku nekk ci yéen sàmm la ca la ko yàlla jox mu nekk ci suufam mu nekk ci kilifa te yàlla suñu borom dana ko laaj ca la nga xam ne joxoon nañ ko mu daal di ko yor moo xam nit ñi gis nañ ko wala gisuñ ko. yeneen ci yàlla bi alayhi salaam wax na ci benn xadis boo xam ne Abu Dhar moo ko nettali Abu Dhar mu ne dama ne yeneen bi dama bëgg nga tabb ma jiital la benn gox ma nekkal la gouverneur fenn maanaam ma nekk ci say service ndax yeneen bi mooy ki jiite communauté bi mooy ki jiite xeet bi mu ne ko dama bëgg nga jox ma benn fonction boo xam ni dama fay nekk di fa liggéeyal lislaam féete la fa. ba mu ko waxee yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam daal di téye ci ay mbaggam ne ko Abu Dhar yow de da ngaa néew doole maanaam da ngaa faible wa innaha amaana te fonction yooyu kóllëre la te nag dana nekk yawmal qiyaamati xizyun wa nadaama dana nekk pertange dana waral pertange nit ki dana waral réccu nit ki lu dul koo xamante ni bañ ko joxee ab fonction ab poste de responsabilité jox na ko àqam jubal na taxaw ci nam ci mën a taxaw na ci nam ci war a taxawee. kon jubal ci fonction bañ la jox loolu rek moo lay muccal ci kanamu borom bi tabaraka wa taala kon képp koo xam ne jox nañ la ab fonction képp koo xam ne jox nañ la ab responsabilité boo xam ne dafa dellu ci askan wi na nga ci ragal yàlla na nga jubal te xam ne loolu mooy li lay muccal ci pertange loolooy li lay muccal ci li nga xamante ni mooy toroxtaange ak réccu yawmal qiyam. mbokk julit yi yonent yàlla bi alayhi salaam wax na ci benn xadis mu ne ma min abdin yastar'ihi llahu ra'iyatan yamuutu yawma yamuutu wa huwa ghaashin li ra'iyatihi illa harrama allahu alayhi aljanna. yonent bi mu ne amul benn waay boo xamante ni yàlla suñu borom nattoo na ko mu am ab responsabilité ci jiite ci askan wi am lu mu jiite mu ne loolu nga xam ne mu jiite ko moom nekkeewu ci lu dul tricher nekkeewu ci lu dul dëngal nekkeelu ci lu dul ay njuuj njaaj nekk ci loolu ba dee ci njuuj njaaj googu lu dul ne yamuutu fekk ba muy faatu mu ngi dee ci tricherie boobu mu ne lu dul ne yàlla suñu borom tabaaraka taala dana ko xaraamal aljanna. kon ndekete li nga xam ne nit ñi ñu ngi koy xëccu di ko bëgg ndekete mën naa waral seen pertange yowmal qiyam. baax na nag koo xam ne am nga xam-xam koo xam ne am nga mën-mën nga jëriñ saw askan waaye bu la yàlla nattoo bañ jox la ab responsabilité na nga ci xool sa borom te xam ne mën ngaa neexal lenn ci sa àdduna fii waaye boo ci jubalul mën naa waral sa pertange donte kat jaamukatu yàlla bu mag nga. mbokku jullit yi bokk na ci li nga xamante ni war nañ koo sàmm mooy loo xam ni moomeelu ñëpp la muy loo xam ni alal la joo xam ni askan bi moom moo ko moom. képp koo xamante ni yor nga ab ndénkaan boo xamante ni alalu askan wi la na nga ko téye na nga ci jubal na nga ko gérer ci anam boo xam ni anam bu jub la nu raw sax nooy sakkanalee nooy yaxanalee sa alalu bopp.
loo xam ni alalu askan wi la na nga ko jaarale ci yoon ndax du sa moomeel ci askan wi la war a dellu kóllëre gu ñu dénk la ne la yow yaa koy sàmm waaye du sax moomeel ba lu la neex nga di ci def lépp loo ci def rek da nga war a sóoraale ndax lii day jëriñ askan wi bu fekkee ne lu jëriñ askan wi ay ca ne ci nga jubal yaxanal bu fekkee ne nekkul lu jëriñ askan wi na nga ci dellu ginnaaw te xam ni boo ko defee fu dul jëriñu askan wi ci sa tayeef su boobaa da nga am responsabilité boo xam ne bu mag la yeneen ci Yàlla bi aleyhi salaam nee na képp koo xam ni dénk nañ ko dara ci ab liggéey jox ko loo xam ne ab koom la bu mu téye mu nëbb ci lu toll ni puso mu ne kooku dafay nekk koo xamante ni koo xam ni sàcc la wala boog jël na loo xam ni moomu ko te yowmal qiyaam day ñëw ëndaal loolu nga xam ne jël na ko ci alal dañ ko dénkoon kon alal jiñ la dénk na nga ci xarañ alal jiñ ci la dénk nañ ci jubal ndax mën na laa yàqal lu baree bari ci loo xam ne da nga koy xeeb ci àdduna yonent bi aleyhi salaam wax na ci benn xadis mu ne képp koo xam ne liggéeyloo nañ ko teg ci loxoom loo xam ni moomeelu askan wi la mu ne su boobaa lépp loo xam ne rotee na ci moo xam lu bari la moo xam lu néew la na ko indi mu jox ko ña nga xam ne ñooy waa askan wi ndax seen moomeel la moom dërëm boobu moomu ko mbokk jullit yi yeneen ci Yàlla bi aleyhi salaam tàgg na ki nga xamante ni dafa yor moomeelu askan alalu askan waaye jubal ci sàmm ko fexe ba du ci jël dara waaye fexe ba jaarale ko ci yoon mu ne alxaazinul amin alladi yuaddi ma umira bi tibata nafsihi ahadul mutasaddiqin muttafaqun alayhi mu ne ki nga xamante ni mooy kiy sàmm alalu askan boo koo xamante ni dafa def lañ ko digal mu def mu daal di jubal yor ko ci anam bu set anam bu mucc ayib mu ne setal boobu mu setal ci gestion boobu day mel ni koo xam ne dañ koy bindal yoolu koo xam ne dafay saraxe te ndekete joxewul dara waaye alalu mbooloo ma mu yor yaxanal ko jaarale ko ci yoon moo tax day mel ni moom kuy saraxe te ndekete alalam sax génnul kon loolu ngëneel bu mag la waaye mbokk jullit yi bokk na ci li nga xam ne war nañ koo sàmm ci li nga xam ne mooy askan wi mooy responsabilité bépp boo xam ni nit ki yor na ko mu ragal ci borom bi tabaraka wa taala taxaw ci waaye tamit bu ñu demee bay joxe ab responsabilité ñu jox ko koo xamante ni mooy ko mën alquran ci ay misaal yu bari wan nañu ne ki yeyoo responsabilité de mooy ka nga xamante ni am na kattan ba ca xam-xam ak ca mën-mën am na ko waaye tamit am na leneen loo xam ne mu lañ tuddee njub mooy na ragal yàlla na nekk koo xamante ni compétence yi fonction boobu laaj moom na ko mën buñ ko jox koo xam ne dafa tële waaye tamit buñ koy jox nañ ko jox koo xam ni ku jub la ndax nit bu réyee xam-xam bari xam-xam lool mën dàq nit ñi ab mbir te fekk jubul buñ ko joxee mbir ngir mu doxal ko mbir ma du mën a dox waaye bu dee ka gën a sell ka gën a jub ci nit ñi la ñu jël ko jox ko ab responsabilité te fekk mënul looleet mbir ma du dox kon inna xayra man istajarta alqawiyul amin la doomu yeneen yàlla Shuayb ba waxoon bañ gisee Moussa na mu jëflanteeg ñoom ci njub ci ragal yàlla ànd ak ay jigéen dimbali leen yërëm leen rootal leen ànd ak ñoom di wattandiku fitna dox seen diggante ba ñu yeggee dañ ko proposé seen baay ne ko bàyyi kii de jël ko mu lay liggéeyal ndax kii de ku jub la ànd na ak ñun ay jigéen lañ waaye gis nañ ni mu jëflanteeg ñun mooy njub ga dafa ragal yàlla waaye tamit liggéey bu metti ba nga xam ne ay góor ñoo ko doon def root ay baak jukki ay baak yu diis Moussa ci njàmbaaram alayhi salaam moom rek moo ko def ñu ne kon kii mën na lañ ko soxlaa kon loolu mooy la nga xam ne war nañ ko xool ci képp koo xam ne dañ koy jox ab responsabilité bu mu mënti nekk bu mu nekk loo xam ne dafay tegu ci yaama neex Yusuf alayhi salaam ba buur ba gisee ci moom la mu gisee ci moom ci xam-xam ci sell ci mbaax ak ci mën-mën daf ko jël taf ko ci boppam ne ko yow da ngay nekk sama wet ca la ko Yusuf nag ne ko boo bëggee ma gën laa mën a jëriñ ij'alni ala xazaini al ardi inni xafidun alim jox ma yor lépp loo xam dafa jëm ci wàllu koom ndax man de ku ko mën a sàmm laa mooy njub gi waaye alimun ku xam tamit naka laa koy yoree mooy compétence bi kon loolee képp koo xam ne ñu ngi koy jox ab responsabilité bu mu mënti nekk rek nañ ci bàyyi xel loolu yéen ci yàlla alayhi salaam mbokk yi xamal nañu ne lii di fonk kóllëre de bu demee bay raaf ci nit ñi rek nañu xam ni saa taxaw na moo ñu ngi ci mujjug jamono yéen bi wax na ci benn xadis mu ne yàlla suñu borom tabaraka wa taala bañ na li nga xam ne mooy ak mbóosóor ak def lu ñaaw ak di ko wax mu ne maa ngi leen di giiñal ci nga xamante ni sama loxo sama bakkan ci loxoom la nekk bés penc du taxaw mukk lu dul ne danañ dem
bay tuumaal la nga xam ne mooy gor ya waaye danañ dem bay wóolu di jox responsabilité ñoo xamante ni ñooy workat yi bu demee ba gor yi la ñuy tuumaal waaye ña nga xamante ni ñëpp xamee nañ leen ak wor ñu jël leen da leen jox mbir ya nan leen yéen a koy yor su boobaa nañ xam ne saa taxaw na bu demee it bala nga xamante ni mooy mboosoo tas mooy yàlla tas waaye nit ñi di dog mbokk ak dëkkandoo gu ñaaw am ci diggante nit ñi nañu xam ne loolee bokk na ci mandarga yi nga xamante ni mooy mandarga yi mujj ak jamono yéen ci mu ne fa ida udiati amaana fantadiri saa yoo demee ba kóllëre amatul ku ñu wóolu mu waraate koo am yaakaar ci moom mu tas sa yaakaar dem sax ci yenn xadis dem ba dem kóllëre dana raaf dana néew ci kaw suuf ba sax dañ naan booy wër ku jub dañ la naan boo demee dëkk sangam de am na waajoo xam ne ju jub la ju fa nekk nga dem di laajte bañ tegtal la ku jub kooku loolu mbokk yi ñu ngi jëm ci yoon boobu ndax sunu borom tabaraka wa taala nattoo nañu wor gi bari na ci sunu askan bari na ci àdduna bi bari na ñoo xam dañ leen di wóolu waaye dañuy woraate yal nañu yàlla musal ci jikko boobu yal na yàlla defal ñu ay jikko yoo xam ni jikko yu rafet la allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء اللهم احفظ إخواننا في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة